allo. Yeah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. Mawe. Yes, nagam. Ay ni rek na ngay di. Yeah, sant yàlla bu baax nagam. Ay ni rek ya kuri correct je. Bilaay nga mbaadu damay move ci damay génnoon nii dama tega ñëw nagam. May ni rek. Ana sa xeex no problem. Non man maa ngi laa dégg bu baax de. Hona si man hold on. Yeah, man moom maa ngi laa dégg bu baax. Fekkee na def na naa kenn. No ma la dégg dama déggoon noise ko di kay ñu fa nga nekk di setu. Waaw waaw. Ay ba, dama dégg loud and clear. Okay, that's fine. Amul ragal. Loolu la so otherwise naka foofu. Waaw ñu ngi nii rek alhamdulillah naka iti. Waaw sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah. Yeah, that's what's up. Yeah. Jaajëf waay. Naka famille bi ñëpp ñu ngi okay. Ñu ngi okay. Yaa ngi kër di nelaw waay. Man maa ngi wut dépasse. loolu la ne ko borom kër moom gars yi ne këri rek. Waaw ne ko borom kër moom këri mën a taxaw loolu kër duñ am de. ñu ne time bi nga dee gën a apprécier sa parents soo leen meree sa dang dee bàyyi. I'm telling you. bi waay. Ngay gis lu gaa daan dëj. loolu mooy dëgg de. Waaw lu métti foog gaa yi génn hustling. Yeah. waykat bi wax na ko de mu ne balaa ngay xam sa wàjjur lu mu doon daj. Waaw. mu ne ko xale yi wër la njaboot bi wër la pare nga war a joxe dépense. Maadu. responsable dund ak wér gu yaram ak xoddaay. I know. mu ne boobaa da ngay xam ne nag time bi nga nekkee xale so da ngaa jékki-jékki gis affaire yi waaye doo xam naka la fa demee ba ñu affaire yi di tegu. Definitely. Yeah. Otherwise yaa ngi cool. waaw alhamdulilah sant yàlla. Naka param bi. waaw ma ne fii nii rek hay ara ala ma wax ak kii yettawooɗo wataw yana ɗo a yimmo nomo puɗiki hawa hewti kadi mane ngi boya ngale ɓambane ɓe kii mo ngi ɓawan haala ɓe fi boy geena that is their care. Nagare ba tas. noonu la léegi la ñu jàppale gars yi. waaw vice moom accès guddi xam naa ne léegi tey mais bi moo. that's fine ñu ne ko busy. waaw mais bi loolu la. yeah. wallaahi sama baala nga nuyu gars yi soo pare rek après ñu soobu ci affaire yi. waaw di jaajëfal gars yi rek di nuyu ñu jëf dugg si nii jërëjëf am naa eventually yéen nañ commencé di ñëw. di la wax jërëjëf for taking the time to be here once again. yal na yàlla jàppale yàlla bi ñu wërsëg yi sono bu ñoo sona yàlla ñu yàlla andil ndam. amiin suba sootul Fatiha. amiin definitely. waaw loolu moom am na solo de ñaan yi moom ci la lépp ci la. waaw nga ñun moom yàlla dem na bi mu ne dafa mere ku ko ñaanul sax. waaw. waaw because moom lu mu am waaye it's more than enough for everybody so koo ko ñaanul mu mere la so léegi-léegi da nga ñaan ko yow li nga bëgg a fekk gënul ci yow mu téye ko nga fa ne ñaan bu nangu. waaw. te yàlla moom ko mere moom nga problème. Good morning Mr. Tijan. yeah. Is it
second wala sam may bi dem na de man moom a ngi laa dégg de. waaw maa laa dégg de sa bos moom ku dikk rek moo fa sama bos la sax naka la yaa ngi maa dégg. waaw ma dégg bu baax dafa demoon rek sa may moo ok kon loolu la di nuyuwaat ñëpp daal comme noo ko waxee yàlla defal ñëpp jaama di nuyu Mr Souleymane Ahmad Tidiane ñu nekk fii nii te moom yow sa gaay rek ñoo fi nekkagum de say kilifa rek ñoo dugaagum kay laak moom tamit dugal la léegi nii soo jug ko nuyu waaw di nuyu everybody xam naa ñeneen ñi ne ñu dab si kanam ñoom Mr Boy and the rest it's always a pleasure to have everybody on board thank you. Welcome back, Mr. Tijan. Yeah. Yes, sir. And everybody here. And as always, Ninko Waherek, what time we with them, I'm getting liberty, I'm getting freedom to call, contribute at any time. You have seen halat action, gis ci lepp lu ñu waxtane. Di jaajëfalaat ñëpp daal ñi nga xamantene every Sunday, despite being a very maybe tired day for others, wala léegi ñeneen ñi ñu wara noppaleku ci dimanche bi waaye da ngeen di bàyyi seen yitte ñëw ñu bokk programme bi for more than an hour ñuy waxtaanee mbiri réew mi nag buñ ko waxtaanee it could be anything, it could be everything lépp lu xew ci réew mi waaye soxal askan bi moo tax ñu feel na this program is very very important moo tax ñuy endeavor to be here every Sunday so ñu ngi leen di gërëm bu baax di gërëmaat Mr Faye moom mi nga xamante ne moo am xalaat bu rafet bi initiate programme bi di ci yee Gambian si di leen support tamit and eventually which lead to more form an union, Justice for All Union, and of course, kumba bu am day ak bu amul day taxawal waa réew mi so loolu it means a lot so moo tax every time dinañ fi daje ñëw waxtaane development yi am ci yenn secteur yi waaye equally tamit for the union lépp lu ci xew last week we were here ñu doon discuss very important matters relating to the union te tamit dinañ ci dellusiwaat incha allah jox leen update waaye gën a yaatal tamit ci waxtaan bi taxawaay union bi jubluwaay bi and all that so once again we are thanking everybody for being here and of course bu leen hesitate tamit di siyaal seen comments yi ci comment section bi if the need arises nañ ko read out to everybody to hear su dee question la su dee contribution la so the same like tamit mun ngeen call so it's already 10 minutes past 10 o'clock here in the Gambia su ko defee dinañ ñëw dugg ci waxtaan bi ak Mr Faye mu gën a yaatal li nga xamante ne tey lu ñoo waxtaane incha allah ci waxtaan bi tey xam naa dinañ gën a focus bu baax ci mbiri union bi ak programme ci nga xamante ne ñu ngi ko initiate di ko doxal so once again thank you and Mr Faye xam naa ne dinañ quickly dugg ci waxtaan bi dooree ko ak ni ma ko waxee Justice for All Union and mooy kumba bu am ndey ak bu amul ndey biñ mu taxawee ak léegi yàgg na yàggul and last week rek ñu ngi doon waxtaanee li nga xamante ne mooy ci yenn programme yi nga xamante ne union bi si sa njiital wala sax of course kilifteef ñu ngi ko doon doxal bokk ne ci wàllu driver yi ndax sax union bi nag yaatal nga ko sax last week ne it's not only drivers but jamono ji driver yi seen yitte ñoo gën a taxaw na nag ngeen dal di initiate li nga xamante ne mooy opération mbiri foreign vehicles yi wala foreign moto yi nga xamante ne jógee ci biti ñëw ci réew mi eb ay client di leen yóbbu ba ci di dëkk bi fii fekk ñun suñ driver yi nekkuñ du ci bénéfice so opération boobu tàmbale ngoon ko wala defoon ngeen ko last week foofu ci Basse but eventually dafa mel ni ci vidéo yi niñ ko gisee mu doon demee gisoon na ne lépp mu ngi doon demee nice comme ni ngeen ko buggee woon waaye mujjantel bi dafa mel ni am na lu ci rax mooy suñ security forces yi mooy PIU office dañ ñëw jàppa yenn si members yi nga xamante ñoom nga fa yónni woon pour ñu doxal loolu so bëgg naa nga dellusiwaat ci xew-xew bi foofu ci Basse naka la demee waaye tamit nga wax ñu lan moo tax ñu mujjee police bi mujjee si dugal ci loxam ba mujjee jàpp ci ñenn si sa ay ndaw ñi nga xamante ne ngeen foofu si Basse ci tënk. waaw jërëjëf Mr Kente yaa ma dégg waaw bu baax a baax. yeah so affaire yi dem na ñëw na. bi mu commencé relewut mbir ne
General Transport Union, they just on. So Yeah. what they did, they put on a job. You didn't them the job. Hanga Gambian, but what get fit. And now the munyo many more of them. So we are saying Yeah. that things are getting serious. Buñ bidee police yi ñe lañ dañ bëgg a ñëwaat pour ñu waxtaan si waxtaan boobu bëgg naa suñ ñëwee pour ñu waxtaan opération bi si wax gaay lan lañ bëgg a gaay defal ñëw mu yomba because ñun our first approach always defin la pour ñu dem ñu make sure ne ñu de-escalate situation bi because ñun what we are doing tamit duñ bëgg a ñëw di defar di yaxaale di dem te ma gis nañu ñëpp ay Gambians lañ te foog naa ne su kuréel jógee pour xeex loo xam ne nii is in the best interest of the Gambian or Gambian people or the country I gis ne man naa expect ne ñu mel ni comme yeneen dëkk ñëpp ñu nekk benn pour all differences aside waaye loolu amut fi te ay try nañ pour nasaxal ñu since day one ñu wax naan rek kii recommend ñu kenn mu ñu rek ñoom ku la ngay recommend mooy General Transport Union xam nga dafa mel ni ñoom comme nu ma yàgg a waxee rek ñu jëjëful loi bi pour ñu sàmmal loi bi ñoo dégg naa ñoo yaaxal loi bi te ñu fang ne ñoo dégg get away with it so ñu xam ne ñun we expected that but still comme nu ma yàgg a wax rek ñun duñ nekk di binda Gambien bi ñoo ko bokk ñoom nañ fa nekk ñu ngay fay ay taxes yooyu noonu loolu la ngay fay ay salary vehicles yooyu noonu registration su gars yi fay yëpp dafa dimbale nguuru so mënoo to understand mooy since day one ñu bëggoon a saxal ñu amee problème ñu jógee foofu day baanoon approach General Transport Union gis ne these people are really serious so li gars yi def mooy dañ njëkk a reach out to from 2 days before, or a day before, I believe. Wow. Then reach out to the police, use his connection. I would say General Transport Union President Omar Sise. So what they did was, if you're going to use you post in Facebook, they want to jahal come you on last week, go like your police officer, a police force. Your young one information is powerful. Balanga them the post, which is illegal by the way, false publication. You know, dugal ñoo wax la yoo xam nga ñala so instead of nga ñëw investigate waxaa ñi te xam ne ñi ñala de waaye ñu dem def lu ñoo def fag ne lu ñoo ragal loo bu gaa gisee loolu nag dem fen because wax nañ ñi gaa yi suñ tur so this time mu dem try fii si connection am bi fii Ministry of Transportation ñu tamit di dof ñu génna investigating ñu wax naan group of individual justice for all ñoom ñu ngi violently plan pour dem stop vehicle bi si bode yi asa so loolu moo laa woon ne ñun Gambien si ñu jullite bari wuñ because loolu rek mun naa taal dëkka asa because they did that intentionally, which is illegal. Because mulawane so publicly dara. The intent bi mu nekk loo xam ne ni pour cause chaos si dëkk bi. Loolu is illegal. Lu si section si. Su ma ko gaa yi wéedee mun naa ko woon gaa yi foofu noonu du section si. So the problem mooy bu gaa defee loolu ñu gis ne these people are really serious. Then ñu dem. Bu ñu demee what they were expecting amut. Because li xam-xam la. Because bala sa wax na ko fa nga sa programme ma ko doon seetaan mi ne ñoom soo gisee dugguñ because dañ bañoon lu xewoon dem di taal pour because gars ay dof lañ xam nga li dafa am njiit soo xeex dara da nga xam bi su ko defee doo mooy loi te ñun wax nañ ko fii de ñun dañoo def dara duñ mooy loi ana sa so bu gars yi gisee ne opération maa ngi dem nice ñu ngi pousse affaire yi fekk mu noonu wax chef de garage bi foofu noonu base so guy di toga yi fekk dugal that corrupt governor I forgot his name I have his name written somewhere in Basse Sambaba well I believe so however so that corrupt governor man first time bu guy di Basse I told Mr. Trawe this guy is compromised boo leen demee nu ma waxee da nga naan dem waxtaan because they're very smart the way they do it so you have to know them really well
mu ñëw ma ne ko su waay bul faale kii he's compromised man ñun dinañ dem taago bala xanaa bala loolu la mooy fu mu jógee pour lan ñu am suñ constitution am suñ bylaws am suñ license bala am constitution bylaws am ak license am ñu ne ko dañ laa taago if he wants to talk he can come talk ansa if balaa boobu sax su ko seetlooyee bu ñu dem Brikama before that sax ñoom already general transport yi ñoom commencé nañ toog a bagage waaye group of individual bandi ñëw fii nii ak nii ak nii woo demul fenn so bu gaa gisee opération baa ngeen dem nice ñu ngi post vidéo yi ñu ko def peacefully professionally gaa yi yónnee PI yi so PI yi bu ñu ñëwee there was this van mu fa kooku gaa yi bu ñu waxee bu ñu doon wax kooku people were complying foreign vehicles or foreign vehicle owners were complying nice ñu explain situation bi because xamoon nañu jox nañ gaa yi lettre ñu wàccee suñ nit ñi ëpp anasaya so si biir loolu benn van ñëw I believe according to Director Dramé so bu gaa yi ñëwee PI yi ñëw param and I was on the phone too I was listening to everything bu gaa yi ñëwee so param after kii waa ji decided ne waa ok xaaral dina wàccee client rek mu dem léegi jayte mooy commissioner Balo ku mu yónni foofu noonu I believe is it Sergeant Jayte xaw ma aussi PIU bi so kooku bu mu demee bu waa ji waxee ne waa dina wàccee bagage yi daka passagers yi mu dem mu ne non dañ war a bàyyi kii mu dem so xam nga loolu yaa ngi interfere on public property because they had no right to even be there unless and until there was a crime understand or somebody gaañu la or ñaa ngi here I get that part so mel ni def so gaañu ne okay nañ yóbbu gaay for correction xam nga ni ñaaw ne we got arrested we have evidence one ne they were not arrested so because man personally I have talked to them so bu gaay demee after ma dawe call so after ma call Jayte no we hang on nga gaay they're slick they're being questioned they were invited for questioning because they always choose their words carefully because they had nothing so bu gaay demee foofu noonu ñuy waste time nit ñi are you guys done because the tactic that they wanted to play mooy ñu teg leen fa su ko defee ñu nasaxal operation bi waaye am na still some people were still doing it some people were still continuing the operation so noonu ma call commissioner Mbalo maa jaay def ne ma non dañu andi pour correction ma ne waaw su gaay pare ma ne ko are they arrested no non we investigate ma ne ko ne yow balaa nga investigate crime for up in the first place balaa nga andi nit ci tamit so they were soliciting for like to find some nasty charges to put them on because that's what they were expecting because buñ bindee gaay respect nuñ based on our analysis they were expecting ne ñun ñu were gonna go do what they thought we were gonna do su ko defee gaay am yoon anasaaga ci ñu tëj demal lesson because Gambia police force that's how they think comme kilifa boo xam ne beneen ñaar dama tëj lesson instead of nga take sa time nga understand situation bi what is going on is this in the best interest of this family or not why they don't do that but because of individual interest da nga gis ne dañuy try pour yaxa family yoon peut-être su backfire ñëw di wax naan waa da ngeen ñàkk a kilifa da ngeen def li fekk yaa create environment boobu so Mbalo si boppam after ñu bina statement whatever ñu bàyyi gaay so ñu delluwaat so ñu oyaat gaay ñeneen ñëw def cautionary statement no we're not signing that we're not doing that because which is illegal by the way because if you I believe section 95 conspiracy to, criminal offense act conspiracy to defeat justice mooy when you conspire to falsely accuse somebody of a crime that is a felony public corruption ñëwul fabricating evidence boobu tamit ñëwul yooyu yëpp mu fa so they don't understand this so Madam Mbalo you are acting like you are above the law xam nga su nekkee si ob bi soo yee commissioner people lañ lay ragal because ob bi they don't understand so mu ñëw di deal with people like us it was surprising whatever you trying to do is not going to work here you need to release these people we're just questioning them okay after guy ñu ne waaw ñu oyaat guy we're going to charge you for section 77 in the Motor Traffic Act mooy how obstruction and molestation
te loolu sax that's not what it is. Nga molestation mooy ñu laa wax ne soo stopee driver soo ko fi def o nga molest ko comme nga laal private partner yi ak because you're molesting him or her, right? Things like that, which is nonsense. Xam nga just to hold you. ñu gis ne boobu du dem ñu ñëwaat ñu ne section 342 so conspiracy to commit misdemeanor. Te loolu it should be connected to a felony case. You have to commit a crime, then ñu gis ne okay su ko si ni nga da nga ko bokkaa nit ñi da nga ko defaa ay nit then da ngaa gis ne si lañ laa tegal boobu noonu mun nañ laa tegal boobu ne you conspire to commit this offense. Does that make sense? But in this case, number one, these people, you got them from a public property. Send garage. How are you going to charge them? So the idea behind it was, governor was behind it. They need them this social president the media we want to ay bandile ñun bokku transport union because governor bi ak Mbalo commissioner Mbalo and Bala were working together. So this is the issue. So Bugai, so Mbalo thought that he could punish us. It did not work. We told him, "You are very corrupt, and this is not going to work." And the second day, see the swing lawyer called. Well, no, in fact, they are not being arrested. How but he's been never. So it's like I para because Mbalo intention was that 72-hour Bugai they abuse no because the way they use it, they're not supposed to use it like that. Or 72 hours, and punishment, yeah, mom's in the wild. So, Balabo was a slain by guy. Slain by, Daramela was a Daramela cloud at Fongamer and what, General Unity Corporation. So, guy is saying, okay, these people are leaders, you get to have wa, you know, Feka Nyari, no, see, Bundigaras, you get a for nothing. They were playing these scare tactics. I keep telling them, we don't respond to threats. If you want to talk to us, if you want us to do what you want us to do, you have to respect us. Come with them as the president. Understand? So see the table no. See that guy after that operation was still going. You only one guy. So see Alex okay, bail. Munyo buga play that tactic. Come when you talk for fun. Understand? Because leader like guy buga okay, cut off the head of the snake. That's not how it works. We analyzed and anticipated this. We know what they wanted. We know what they were expecting us to do, and how you don't hire. So because I will you go waste time in it. Well, and he doesn't even have to come. All he has to do is just call you money check in. Simple as that. You're not gonna do anything. So everything was still going on. Then after there was a delegation guidance in Barok, then Fofula living there. No more for held up, basically. Okay. They could only they know the arrest. Then you are guy come for questioning. So pour waste time. So it's a scare. It was a scare tactic, but it backfired. Okay. But FSC got out of hand because they were not expecting that. So Neil for them. All right, very well. Thank you very much for that clarity. Leral Bob amna solo because literally ñu bari luñ gom ne dañ leen arrest on and all that, so dañ leen mujjé charge ak yoyu. So it's good nga clarify pour nit ñi xam naka la ci démé and lu fa xew yépp ak li tax ñu jappalen sax police bi involvement bi ak yoyu. That's pretty much important pour ñu leral ko. So moving on, as li nga ko waxee dafa mel ni tamit ñu bari bokk ci police bi ba ci ministre of transport ñoom ñëpp dañ jàppoon ne xëj na boo leen demee foofu da ngeen doon dal ci kaw gaay yi violently yëkkati fa problème tere leen wala jéem a indi fa problème daal but luñ gis ci vidéo yi nga xamante ne post ngeen ko social media dafa mel ni yéen doxalin bi yëpp da ngeen ko sàmm wala da ngeen ko doxal professionally ngeen jaarale ko yëpp ci dal ak teegin but ndax loolu da ngeen mujjee change yéen seen stratégie bi ngeen xamee ne loolu la ñenn ñi foog wala bi ngeen doon plan yëpp ak bi ngeen bëggoon a def opération bi yëpp na ngeen ko doxalee noonu ngeen ko xalaatee woon. non ñu noonu lañ ko xalaatee woon da nga foog ñi dañ fogoon foguñ de xamoon nañ li xew xamoon nañ what we wanted to do when we made it clear that we're gonna go to Basse, you respectfully let them know that we're gonna offload them. We even said it in our audios. We even urge our people buñ door moto jàmbur buñ laal moto jàmbur nasara buñ lifin benn driver
as our constitution states, in fact, we will not engage in any illegal activity. You me members, if you get involved or if you engage in an illegal activity, we wouldn't represent you. The only thing we can do is make sure the charges that we charge aligns with whatever you did. So, they knew what we were gonna do. But the problem here, Mr. Kande, for many years, Nila Yaga oppress yenen ni association ni buna nyo union. Nga nyo nila wa association nga muna neka union. Because of the fact the relationship that they have with General Transport Union, because everybody was benefiting from it. The union definition security wise, dafa dimala dekabi. Can you imagine moto yi suñ takkee seen bagage from Guinea or yeneen dëkk yi duñ ko dee wàccee ba du ko combo bro. So imagine drugs in naka laay duggee si dëkk bi. That's how they get in. Xoolal recently video yi nekk di circuler rek si moto yu ñu dee wàccee. Sénégal luñ corrupt or whatever they respect in traffic da ngaa ñëw di wàccee sa bagage you look into it. So da nga ne ñun lu ñoo def nii it's even better because am na suñ groupe bi ñu smart ñu fa am na ko waxoon ne sax idea boo xam ne sax mun ma this guy is really smart mi ne ma ñii su ñëwoon su ñu wàccee si garage bi da nga am immigration bi because da nga def ñaari check si border bi ñu foog ne Roma nañ ñu ñëw si garage bi wàccee nga am immigration bi nga am SAS people like that seen office su ñëwee ñu wàccee because dañ dafa structure ñu wàccee ñu check nga check bagage bi balaa ñu ko transfer si moto lifin yi moto Gambien si loolu da security. So ñun plan nañ lii because ñun like I said, we analyze the situation, we assess it and anticipated what could happen, and so happening li xew ñun expect nañ ne they would do this because Bara dafa paranoïa Bala mooy Omar Cissé president of General Transportation image bu moo joxee si biti ne moom he's in control image bu moo doon tas because nu wax gaay na ñi duñ def dara ñi mënuñ dara xaaral because moo tax foo dem nga dégg ñeneen di wax ne soo limee tear gas moo leen faa génnee nii benn tear gas tàkkul benn spray tàkkul we did it right we went they call us we went in we were called for questioning so képp ko ne dañ la arrest nii because at first gaay ñu doon kontaan because xam nga vidéo moom soo gisee xam loolu xew man audio yi maa doon dégg yëpp si ron ñu doon waxtaanee Jaite was pushing waa nañ dem nii ak nii ak nii it wasn't like you are arrested that no so ñun we anticipated this we knew what was going to happen and this is what we planned and it's not even going to stop there we are not even done yet we are just warming up like we haven't even started so this is what I want them to know ñun we are serious ñu ñëwuñ pour fo ñëwuñ pour dugg te ñun gis nga wax naa bala ne soo ñu laale am nga problème am nga bu ñu ñëwee ñun our intention was to find hotel comme notaire rek comme driver yi ñu ñëw lifin gars yi ñu dem dimbale gars yi ñu génne gars yi si whatever so président General Transport Union mooy Omar Cissé mistake bu mu def mooy ne mu foog ne ñun dañ ñëw pour jël yëpp ñun man de idea I had was ne sax su ma ñëwee léegi la nga xam ne mun naa koo mënuma ko régler o let's say dafa jël time ma pousse bala mu def bala tamit su nekkee am na issues yoo xam ne nii man si suma fil mun nañ ko régler nu mu gën a gaaw mu call mu ne ama ne suma gars yi ñu ngi am li fi ne nii ak nii ak nii we take it from there ñun bañ nañ ko sax exactly ñun bañ nañ ko sax ñoom ñu nekk seen groupe yi ñun suñ groupe yi ñun mosuñoo trop effet mosuñu am problème waaye ñun ñu nekk seen groupe yi ñu amaa ñuy problème mais recently sax ñu ngi ay gars ay mandat ku ko dafa bëgg a jaama you cannot punish us the more you come the more we're gonna respond so te ñun xam nañ lu tax suñu investigation si diggante bi yëpp xam nañ lu tax président General Transport Union Omar Cissé lu tax du dem nga push government bi mooy yu ñu ko dee bàyyi mu jaala moo tax gis nga as a leader bro soo ñëwee bul nangu yëf yi ay dugg bul nangu yëf yi comme fiibo wante yi nii because when you do that da nga gis ne su time bi ñëwee pour nga xeexal sa nit ñi doo mun a xeex loolu ma xew si nguur bi loolu ma xew si yeneen institutions yu bari so lii moo nekk di xew diggante General Transport Union ak government yi Barrow bi administration yi Barrow bi ak police yi there are so many irregularities you have happen especially within the drivers su loolu génnee rek police bi benn nañ am gàcce number 2 problème na am daa gis ne balaa dañ ko put on the spot di nimelewaat balaa moo tax it's very important as a leader looy munti dem moo gis nga ñun bu situation bi xaw happen ne sax
am na wax ne waaw léegi de dañ ñëw de ma xam naa diw ni ak nii pour ma ne ko ñun we can do that we can mu ñëw jox gaa lañu bëgg a jox gaa xaalis yi but then da ngaa gis ne ñun it defeats the whole purpose of what we fighting for da ngaa gis ne then eventually luy xew mooy kenn naa dem togg a bagage rek mu ne xaaral saa yi ne gaa yi ne la jox xaalis da ngaa téye gaa yi rek ana saa nga so you have to think as a leader ñun we had the opportunity to do that but man la no we're gonna do it even suñu lawyer bi sax ma ne ko xamalal la mi ne waaw ma ne ko ne we're gonna do it in accordance with the law we're gonna follow the channel fu mu bëgg ñu dem nii la ko waxee ñu ko fuñ bëgg ñu dem so if you want us to go to court we're gonna go to court fii ñi amuñ benn case fii understand so nii la fa demee bro definitely okay all right very very interesting and loolu am na solo léegi of course yaa ngi mention about the President Barrow gars yi demoon nañ fa after li nga wax ni yëpp bu mu xewee ba pare buñ mujjee gars yi bàyyi mujjee nañoo dem si président bi so ndax mun nga ñoo wax naka la président bi involvé ci affaire yi ak meeting bi lan moo fa xew lan lañ wax ba tax eventually dafa mel ni da ngeen mujj stoppagum li nga xamante ne mooy opération bi seen daje ak président Barrow naka la fa demee woon ba ñu gis ne daal daanaka opération bi dafa posagum. waaw xam nga man bu ma directeur Dramé ñëwee mi ne ma ne am na ñu ñëw di suggest ne pour ñu dem gisee président Barrow yooyu noonu on a ça ma ne ko ne waajo mi ne waaw ma ne ko président Barrow xam na luy xew de ma ne ko the reason why they didn't want to come out directly and say ne kaay leen ne leen invite it's a political move on a ça bëgg ñu wax ne waaw président Barrow moo ñu invite moo ñu ñëw wax ñu stop ni ma ne ko ne it's fine so we talked about it because initially what we wanted because whenever we do things like this we want our executives to go. But at that time, it was an emergency. So Director Dramé suggested, I think in them because of how many the president is being misled. Managora, it's his responsibility to investigate because you're single boy. If you're being misled, you're so negative say need nyo wala. Danga jiki dalsa ko jabar wala dalsa ko dom. Also jika no, find out, ask questions, find out there. But these people were not even ready to do that. They had their agenda. Mola one so many people are in our prisons. Nila one strategy we gotta use ni Tamla as, and this is the oldest trick in the book. Mola one Nisan Heli is market because if you want to bring somebody down in this generation, there are better ways to do it than when you did lo how many eventually fail. So we have more guide them. And this governor was surprised because he wasn't expecting that. So bu ñëw gis gars yi according to Mr. Dramé mi ne na gars yi mi ne ñu ne gars yi si liste bi loolu nit loo experts pour figure out what happened there because of the fact that they already misled the president so xam nañu su ñëwee président bi dina am the real fact and mbaalo si boppam ñu ne nañ ko suñ license and everything gis nga CID bu gars yi yónni woon si li fàtte naa mention boobu CID bu gars yi yónni woon si li fi ne pour gars yi solicit for criminal act or whatever si CID si boppam based on our investigation ñooñu si boppam dañ leen ne there is no case here bro I can tell you that there is no case here Mbalo was just doing ballast bit ñun wax nañ ko ñun ñu ngi amee investigation security investigation department intelligence department soo ñu laalee am nga problème dinañ find out li xew te dinañ gën a dig more and more we are not even done yet so bu gaa yi demee governor bi mu ne na gaa yi génne gaa yi si liste bi because man wax naa Director Dramé ne soo fa demee nag ba ne ko demul xoo yo pour ñaande ñun we are fighting for our rights it's up to the president mu respect you or bu ñàkk ñoom respect either way we will continue to fight for our rights this is what I want them to understand it's time for them ñu xam true reunion naka ngay demee ci dëkka union doo dogo si gannaaw nit doo dem di laaxu si gannaaw nit o di wéeru o di dem ci président bi di ko ñaan 500,000 pour nga defar gaara si base o ngay jox la ko you don't do that you create it within your people sa people ñu fay xaalis yow sa xaalis boobu nga defar garage yaa ngi ne tilim ba yaaxu baatu bu correct sax amuñ ko customer su ñëwee sax fu ñu toog sax amuñ ko ana saa nga but bëgguma get off topic so bu gaay demee ñu toog gouvernement def na lu nekk pour ñi bu leen Barrow gis nga I think it was a political rally foog naa nga nit ñi dañuy dem si këram ñuy ñëw groupe yi ñuy wax waaye ñun nag because the way they behave
ñu mer bëgg a jóg I believe président Malati ñi yàlla nii so loolu la gaay wax so affaire fi ñu oyaat gaay so they had a private meeting instead of comme ñeneen ñi def ñu wax toog di wax am nga loolu la ñuy def noonu si biti nga wax sa solar and things like that waaye ñoom they were called inside after ñu am meeting closed door meeting so su closed door meeting boobu noonu si leen verify ne waaw ñi seen license is legit because at first President Barrow was saying ne waa in association nga xam nga union du mun a according to drame ñaari union du mun a am fii ñun xeex nañ bi am nga xam ne make sure benn union moo fee nekk so clearly kooku xam nga ne legal team am bi there's a problem xam nga yàgg naa koo wax nit ñam yi ñoo koo lead to his downfall because so many examples you mistake you President Barrow day def that they heavily rely on these people dafa trust ñi torop so trust boobu noonu moo tax governor will use the opportunity pour andi problem si dëkk bi ak mbaalo understand ak minister of transportation ak police so bu gaay gisee according to Dramé Mr. Dr. Cissé Ismaila Cissé moom moo jël bagage yi mu xool ko mu ne this is legit suma waji understand then guys la gaay change seen tone na seen demeanor all of a sudden then according to Dramé mu ne si la wane okay mu ngi vacation mu ñaan leen mu ñaan ñu pour ñu stop operation bi même dellu dañ dina investigate but maa ngi wax ne you don't even need to dellu it's just another game just call yaa ngi Bakamuda call sa SIS so investigation team ñu dem AG Chambers understand nga so ñu stop operation bi then after bu ñu waxtaanee ba pare then ñu tàggaloo and that was it. But balanga proceed at that moment, ndax ñu fa nekkoon make nañ president understand the union in fact was not only meant for transport, it was a general union for all sectors. I don't know whether that was put to the president for him to understand that. Well, according to Director Drame, of course, we have different sectors. I believe he did not delve too much in it. Okay. I believe they were just focused on the situation, which I respectfully told him that he should have known. In fact, they know who we are, bro. These people know who we are. This is the problem. And Governor was trying to interfere. Even mola gisinga mota Nikki so Nikki sulubo and they get distracted. I believe according to Dr. Drame, bu president where anasaga union TBLA. Anasaga. So then Governor be jump or didn't buy guy. So he misled the president. But Muhammad president been we cannot keep saying it's not his fault, but it's your fault. Find out. Exactly. I because if the president is saying Bena Union Moy that means he is not fed the right information, because apparently if you're not talking about only a transport union Bena Moam, but there are other unions in Hamilton. You talk about the teachers union, you talk about the workers union. So there are other unions. So this union is another among those unions. So the president, the president was informed this is a union not only focusing on transport, but is a union that involves different sectors. So is that big sort of a union that embrace other sectors as well. So because if Barroso we have a mom ñoom benn union la ñoo mooy am boobu lañ recommend xam nga loolu it means he seems to be informed with the wrong information. Be misled exactly. Then legal team am bi si boppam daf leen war a daha so because ñoom ñoo andi problème bi yëpp xam nga balaa issue bi doon xew wax naa leen ne parparo if you remember correct last week ma ne leen ne soo nekkee si place pour ñëpp ngay parparlo da ngaa taal dëkk dafa mel ni si kër rek soo amee ñaari jabar nga ñëw value jabar bi so su nekkee aw bi nga value yoo seet bi ni moo mujjee njaboot yi duñ jubóode because ay foog naa moo faa nekk ba nga xam ne ni problème dafa bari wala nga value yoo seet bi value yoo awa bi li nekk de si ngi happen si nguur ba si kër yi ngi happen si kër yi tamit si offices yi and this is what we're here to fight and this is gonna stop because duñ laa ni nga di fay for you to look out for the best interest of everybody nga teg ko si loi waaye nga ñëw luñ wax rek nga bëgg ko teg si sa personal feelings or gom-gom su doon loolu la why do we have our laws in the country because for a president comme ni président mun laa wax ne benn union basically moo fi mun a am waaye kooku legal team am bi fan la nekka and speaking of legal team président
General Transport Union bi Bal Omar Cissé maa ngi dégg mu wax naa mi ngi am legal team ban legal team clearly ko amee legal team dégga doo ñëw di manipulate situation bi si télé bi te nga wax li li nga wax lale because yow gis nga ko I think in one of your programs maa ngi ko gis because nit ñi follow maa ngi ko gis mu ngi wax naan waa ñun da nga xam xamuloo liggéey bi ni que ñi fa nga xam liggéey bi ñun last time yow gis nga demoon nañ fii nii ñu békki xaw ma kan gaañu sax xaw ma naka moo laa won ne de doo amuñ xam-xam bi pour xeex lu war si yoon loi because ñoom loolu la gaa doon expect ñu def dem di param non affaire si xam-xam la bro xam-xam la especially so if you go against people ñoo xam ne nii ñu ngi yaakamte ñu ngi xiif pour nga def something lu ñoo tii la won ne xanaa dañ ko tij la si xam nga Gambien noonu la di xelaatee ñun we beat them at their own game as I said before de pare lu mu am na fu mu dem di wax léegi mu ngi wax naan waaw ECOWAS protocol bi domestique rek la wax warloo dem comme Brikama like look at that misleading information yow koo xam ne yéen a ngi am record bi si seen plateforme buñ jógee mu ñëw si télé bi di mer di wax ne waaye dafa stop loolu du am te dañ ko stop kooku moo ñëwaat di wax lan xanaa ku yéen wax nit ñi dañu stupide non nit ñi stupide duñ booy ñu xam nañ lu waabe su waxee ne vehicle foreign vehicle passengers may enter another ECOWAS territory may enter, it's not by force. Understand? Wow. Well, I'm going within that 15 days, and I'm going to keep repeating this, must cool go. Because with them place they hamlo. So they call it the I'm ben right, suma wa affaire general transport nu wara demé. Understand? Because mom li yaga dafa, li yam la. Waye su ba lum loi. Nga ñew di walo xamlo ko ne waaw ak you because mu la wone ECOWAS protocol mu la wone within that 15 days you shall not and for they shall si loi. By force la shall by force la shall not engage in any yo jàng nga dafa wax domestic you shall not engage in naka domestic transport domestic activities no dafa ne in any commercial activities lu wa dafa sew de definitely. So then su nekkee mu ngi am legal team I suggest mu dem fire ñooyu so this is the issue dem na ñëw na daal mbir bi dem na ñëw na daal buñ demee président ba waxtaan nañ wax nañu lii ak lii ñu respect ko xam nga kilifa moom di ko opportunity waaye lu ma ko advice rek mooy ne union bi is different bul insult our intelligence because comme nu ma ko yaaga waxee rek bala moom mooy awa bi man maay seet bi su bëggee wax ne kii lañu recommend ñu njabooti dañu xeex te balaa nu moo image bu moo jox président bi ba ma bañ président bi ñëw dugal boppam xam nga comme bala bëgguma président bi lu dal bala mu dal ko parce que bala bu ñëwee nga amu ñoom affaire ñun ñu ngi def suñu def waaye mu ñëw paranoïde dugal boppam waaye moom tamit président bi si boppam na bàyyi xelam bu mu nangu diggante nit ñëw dugal ko si loo xam ne nii involve political party obviously gonna escalate because Gambia bu su dee taal du dee xam fan laa dem daf dee over exaggerate power because mun wax na gars yi ne you do not need a gun or param to bring down a whole administration or institution you don't need that te balam na ko woon ma ne ko ne if you cross my line we will take over we will do a hostile take over and gis nga ko bu mu defee lii ñaata nit ñoo ñëw si groupe bi ñaata nit moo ñëw si ñun because we told him that we're going to use your strategy and beat you at your own game. You can't have any call, text, we invite everybody to work as long as the interest of the people is instead of your personal interest. So lamu ngay dem di create scene bo xamne ni di wax naan ni la di dem ci sa xarit yi ci système bi di wax naan ki bandi la ñi la ñi amuñ légui register wu yow cegulo sa na register nañ so I'm not sure if I answered your question right, but the problem here mooy we are not gonna relent. So we will respond. It doesn't matter who it is. President Barrow suñu violate, we will respond. Te ñu respond nañ ko teg si yoon loi si ak teggin si professionalism. And another thing I want to highlight mooy ñoom ñu dem nañ jël lawyer against sue government bi ñoom dañu fële lu nekk rek dem jël lawyer. We don't need to
sue you to court yow yaa ñu war a sue yaa ñu war a wax ne yaa ñu war a sue nga ne ñu war yoo nekk fii lu tax ñu war a spend te xam nga high court soo fa demee lawyers lu ñu laa wax $250,000 straight te loolu benn nit la especially yaa ngi wax an organisation that's gonna be more so noonu la gars yi di drag case yi you're not gonna fall into your trap bro ñoom ñu war a sue dañu sue ñu dem ñu ngi pare ñu am suñu lawyer. No, learner. Thank you very much once again. So, got at this juncture because we are midway into the program now. It's exactly 10:48 according to clock B. So we just have to appreciate once again ñi nga xamante ñu ngi déglu ci radio bi ñu ngi leen di gërëm bu baax di jaajëfal Mr. Sulaiman Jallow once again. Amat Tijan Ba, thank you, and of course Skylark, thank you also for being here. Karanta Baji, as always, mu ngi around ñu ngi ko nuyu di ko jaajëfal bu baax ba and good morning. Di nuyu tamit bu baax Mr. Boy Modu, thank you very much. Walaikum salam and good morning to you as well. The new Spoot like TJGX, something like that. Dominic Barrett, thank you very much. Good morning, and thank you for being here. Babunjai, ñu ngi lay gërëm yow tamit. Good morning. Gando Jallo, thank you. Usman Sise and Michael or Michelle, however, thank you also. Good morning. Thank you for being here. And Usman Toure tamit ñu ngi ko jaajëfal bu baax. Thank you. Spy UWAC, something like that. Studio also welcome. Ibrahima Cissé, jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax. Dudu Silla, jërëjëf yow it. Thank you for being here. And everybody, yéen ñu fi nekk yëpp. Alexandra Gomez, Malik Boy, thank you very much. Numos, also thank you for being here. John Dole, thank you also for being here. And good morning to you as well. ñu ngi leen di gërëm yéen yëpp, and thank you once again for taking your precious time and join this very important program. ñuy waxtaane ngir réew mi ak li soxal surtout Gambians in particularly transportation sector bi. So Mustafa, once again thank you, and su ko defee dinañ wéyal waxtaan bi. yaa ngi mention pretty much about transport union surtout ñu taxawee ci mbir mi. So léegi ci opération bi ba léegi Gambia Transport Union ci luñ dégga ñu ngi wax ne da ngeen def opération bi pour undermine leen am na ñu ko gisee noonu ci ñoom, ak tamit am na ñeneen ñi nga xamante ne sax loolu lañ foog ne mooy taxawaay seen taxawaay ci doxalin bi da ngeen ñëw pour undermine Transport Union bi. ci loolu ban leeral nga ci indi ndax da ngeen xamul li ngeen di def wala da ngeen def opération bi pour daanaka neewal leen doole ñoom si seen bopp te yéen da ngeen fi nekk pour xeex nooteel ak ñi nga xamante ne ñu ngi leen di neewal doole. So ba naka ngay respondé ci kàddu yu mel noonu wala loo leen di tontu daal pour nga indi ci leeral, parce que am nga ñu jàpp ne lii da ngeen de bugg a def liggéey Transport Union bi te ñoom sax ñoom ñoo initier agenda yooyu noonu yëpp. waaw foog naa am na fu ma gis ñu ne ñun dañoo ut tur ñoom ñoo ko man dama jaar si tur de foog naa si réseau bi. I think I saw ne kenn si vice président bi of General Transport Union yoo ne ñii ay tur la ñu ut. xam nga lu ma bëgg a yëgal gars yi mooy ne xam nga dafa mel ni si sëy su amee jabar boo xam ne nekkul def liggéeyam wala nga am jëkkër boo xam ne nekkul def lu mu war def si sëy. So da nga gis ne su nekkee ne tase naa ko moo ko pocc jëkkër bi mu ñëw gis kooku def lu moo def. jabar bi da nga gis dafa create some kind of story boo xam ne nii dafa distract nit ñi from the real thing what happened. am nga loolu soo ko seetloo sa gala xappanoon na si gala ba gala ñëwee nga dee waa ñii dañ bëgg a ñëw pour undermine government bi dañ bañ government bi ñii politiciens yaa nekk si gannaaw te before that foog naa months back balaa loolu joxoon na analysis ne new behavior politicians yi dinañ use loolu ak ñeneen ñoo xam ne nii noonu bëgguñ government bi bëgguñ administration bi dinañ use loolu noonu to utilize from it. So yow naka lañ la undermine defuloo sa liggéey yow buñ commencé si nga jafur di dem si télé yi di dem fu nekk di dem si série yi di dem ba base sax boo déggee ne ngeen base nga dem base boo déggee ne ñu ngi ñëw pour créatal gars yi système boo xam ne retirement plan nga daw social security ana pose ko ngay oote ambassadeur yeeg di wax naan def na gis nga do liggéey bi da nga koo mun booy
anasara ñun ñoom ñu njëkka wax affaire yi ma jox leen crédit boobu sax dañ ko dee wax ñu ne xam nga fo depuis 2022 ama 2021 dañ commencé di wax affaire ECOWAS protocol bi di egli anasara but as a union your job is not to active to naka advocate if you binda ñu bañ laa faale you do it soo demee si sa waajur nga jox leen cër nga leen dama bëgg a lekka ñoom ñoo la jox nga lekka wala nga leen maa ngi am business plan bëgg na nga ñi ngi am alal ñu laa wax ne déedéet ñu ne dañ la bëgg a punish because lu leen neex la ñoo def ñu amee sa wërsëg waaye yaa ngi gis ñi ngi defalal ñeneen yi because clearly this is the great example nga yaa ngi gis ñi ngi defalal ñeneen da ngaa toog foofu di jooy di wax naan di mer waa suma parents yi nii ak nii non da nga ko uti so da ngaa gis ne ñun bu ñëwee ñi gis liggéey bi ñoo def ñu gis ñu taxaw gars yi dugal guñ xaalis gis ne boo ñu ngi taxaw gars yi ñu ngi respond to their needs what do you think would happen they will come to us ñun we did not ñoom lañ ñëpp proté ñun demuñ ñu leen sànni ñoo leen si non ñun suñu liggéey moo leen xëcca what started getting out ana sa te xam nga dañ bàyyi naxaate bi bro yow comme nu ma ko waxee buñ jos commencé ñu ne li ma si ajjana ñu ko doon wax dañoo takkul ajjana bi takkul ajjana bale because dañ déglu driver li ma seen problème so mu gars yi dem commencé di wóor around mu ote meeting bundum te driver sax ñu ngi ko wax ñu ne lii mosta am bara gëj naa faale ñi de so kan moo nekk di undermine kenn because ma nekk ma di ko wax de driver yaa ko nekk di wax ñee justice for all bu mu ñëwee si la bala commencé di jafur nii di def fu nekk di wane kaay la ñu meeting nii ak nii dañ nekk benn papa di mata di fu da nga ne nañ nekk benn behind closed doors nga ne na la government bi jox full responsibility pour nga contrôle yëpp loolu fa make sense kon yow bëgg loo liggéey ci office time nañ nekk benn so pour like ask a question boobu how did we undermine them ñun suñu liggéey la ñoo def ñoom ñoo ñëw tooñ ñu ñun affaire yi notel lañ doon xee te ba léegi lii dan datel la sax yow nga ñëw di yónni sa nit ñi suñ groupe yi bugg a ñëw compromise di bugg a punish képp koo xam ne nii ñoo na pour join groupe bi ñu woon la ñu respond te yow li nga def nii comme lu ma la wax nii rek yaa ngi defar ñeneen di jaay ne di ak ne government bi la it's not the government bro General Transport Union ñoo jox nii garage evidence bi ñëw na suñu investigation wane na ko mu leer xam nga ñu waxuñ ko investigation bi moo wane with evidence yu leer ne ñoom ñoo dee jaay gaay manifeste ñoom ñoo jox gaay garage as a matter of fact sax soo gisee time election bi ñuy wax naan membership card rek ay am because of the fact ne dañu jël membership card yi jox ko foreign vehicle owners yi ñu sànni leen karta bala si boppam so da ngaa gis ne when it comes to things like this ñu ne wax bu àgga dafa ko moom naka lañ ñëw undermine gars yi ñoom ko ñu undermine gars yi ñun dañ ñëw pour feeñal ne driver yéen da nga yàgga di nelaw how is that me or us being like us undermining them dañu wante dëgg bi boo ne loolu make na sense make sense bro xam naa nag sa waay la de because dama war a gis sa show all the time waaye no I'm serious waaye am waaye waxal dëgg booy waxal dëgg rek naka lañ undermine General Transport Union bro man gis naa sa waay la gis naa léegi sax foog naa yow su ma gisee nga ne wax sax ma ne waa amoon luy problème na wax ci dëgg booy I'm just saying yeah so ndax yow tey na loolu make na sense make sense da nga mën dëgg rek so ñun undermine gis nga soo nekkee si dara booy yow bul fàtteel ñi la fa gis nga as a leader soo bëggee fa nga wax yàgg naa ko fi soo leading ma tey you always gonna fall in ma tey because am na njiit surtout Africa njiit yoo xam ne nii dañ dee dem ba fàtte ne ñoom lu leen andi njiit mooy ñu ko dooleel so yow ñu la dooleel soo demee ba toog nga ne ñu ngaa ñëw oppress ku la jox dépasse lekka ba suur nga ñëw nga suur ba pare nga ne kooku ngay jox dépasse bro naka kooku ngay lan kooku ngay not loolu dafa make sense su téyee loo xam ne da ngaa lekka non na bàyyi parlu bi na liggéey na bàyyi wacca bi na bàyyi weewee bi mu liggéey ñun ñu ngi liggéey te wax naa ko we will keep responding to any threat any oppression or any pushback loolu kañ wane nañ ko
so dem na ñëw na daal ñoom ñoo undermine seen bopp defu seen liggéey driver moom xuma ko de mun na laa yónnee ay vidéo mu ngi sakule si media bi driver yi seen bopp ñoo wax ne for how many years for 7 years balaa mu leen a rey ak ECOWAS protocol te ECOWAS protocol bi sax lu mu wax xamul ko bul interpret loo xam ne xamuloo su nekkee ne da nga impri waa general transportation nii ak nii am na xam-xam I get that daa ko jox boobu waaye when it comes to luwaa bi lu mu wax boobu dañu ko bàyyee wax dëgg. acca loolu am na solo boobu na leen ko bàyyee parce que seen domaine la ku ne fi nga aayee ñu bàyyi la nga doxal réew mi dox ñëpp nekk ci jaama loolu am na solo thank you very much waaye ak maa waayeloo ak baala nag. boy maa ngi gis a suubi every time su ñëngalee rek mu jafur ñëw every time su ñëngalee rek mu jafur mu dem fu nekk waaye station bu ma dem na Teranga invite nañ ma mu dem Teranga Paradise invite nañ ma mu dem Paradise suma waa ji ñoo bàyyi ma free liggéey bi da nga koo mun mu ne ñu mënuñu liggéey waaye foog naa moo mënul liggéey bi de because ñun lu ñoo wax nii yëpp agenda buñu andi bu jegee ma ne dara ko dara xam nga naka la yow agenda yi nañ ko bàyyee gom because dafa mel ni kii yow ne ko dafa mel ni sax saa yu andi agenda rek mu daw njëkkalantu mu ne moom moo ko andi because nit ñi dofuñu agenda yi ñoo ko andi gisuloo about social security moo waxee ne we gonna create a système boo xam ne dañu am comme driver yi su ñëwee màgget sax nañ am lu na am mun na ma fay na maa am social security loolu mu laa wane what kind of a leader he is man damaa jaar si tur bi rek because leader as a leader yow yaa ngi gis institution boo xam ne ni oon njabootam sax pour am xaalis si ñoom sax problème la ñoo xam ne ñu ngi liggéey ñaata at di contribute social security ñooñu pour am seen xaalis bu correct sax problème yow nga ne si kooku ngay dem laajte xaalis si sa doom bi si sa njaboot bi pour nga jël xaalis boobu noonu dénk ko ñooñu pour ñooñu si demee ba màggee are you gonna be in control of that money non yaa ngi naan lor sax nit ñi rek so ñun bu ñu waxee ne dañoo dem pour utal gaay retirement plan ak insurance system boo xam ne nii doo sona moom ñun dañ waxuñu loolu de ñun we have our own system boo xam ne dañ ko créer boo xam ne driver saa yi ñu amee problème dañ faa ñëw ci garage yëpp dañoo defar da pare ñu gën a we planning on building a new garage tamit incha allah. All right, thank you very much loolu am na solo well let's move back to matters of the president again because President Barrow gis ngeen ko waxtaan ngeen comme ni nga ko waxee moom tax na because of président bi mu ñaan leen ngeen jox ko dat cër bi daal cëri kilifa pour ngeen bàyyi operation bi so bàyyi ngum ngeen operation in the meantime but judging by example gis nañ fi movement bu mel ni Gala génnoon nañ fi def protest and then eventually ñu bindoon ay petition jox ko nguur gi jox leen ultimatum 3 months as pour ñu respond balaa ñu def seen next move so gisoon na ci diggante bi ñu bari foogoon nañ ne ok ñii dañoo wax rek nguur gi kenn du jox nguur ultimatum kenn du wax président wala nguur time bi daal la jox soo defuloo dinaa def li so in this case naa la laajte yéen tamit as xam naa ne joxu leen président benn résolution wala nguur gi but gannaaw bi ngeen miti ak moom waxtaan bi nu mu demee ba ngeen nangul ko lim leen wax mu ngi liif su dal suwaate dina investigate for how long ngeen mën a xaar pour président bi delluwaat ci yéen wala mu respond bala xëj na bu respondul tamit ndax at the end da ngeen resume again operation bi wala naka la daal wala fu mu nekk nii da ngeen di toog ngeen déglu ko rek ba saa yum dellu see wala naka la bu gannaaw foofu tamit mu leer. ñun nekkuñ ko dee toog di xaar rek dañ dee xaar we don't have time njaboot bi dafa xiif man suma njaboot yi dañ xiif bro. They need to make money. Even baa ngay ñëw jot ci I believe registration bi te laws lañu ko xoolaat because we're gonna go by what the law states. Gannaaw dañ bëggoon a use loi bi pour oppress ñu demut ñun tamit dañoo use loi bi comme lu mu wax gaa yi ne suñ members yi duñ lifinati naka lañ ko waxaat every year duñ fayati lifin driver's license. It's not every year loi bi ne 3 years and that's what we're gonna go for. ñoom ñëpp bi bunta yooyu de. So ñun diñ nekk ko xam ne te soo gisee ultimate wax naa gars yi foog naa I remember boobu tamit waaye waxoon na joxe na analysis si sa plateforme ak yeneen plateforme yi ne ultimatum it's not always a bad thing ana sanga ultimatum ñun ñoo ko gisee yaa ma jox ultimate non mun laa xamal ne I don't have time to waste and we don't have time to waste
President Barrow doesn't have to wait bem dellu si office bi dooga liggéey kii bu ñu fa génnee fàtte nañu sax ana saaga moom lu mu war a def mooy moo tax mu def ni ngi si am ñeem SAS mu ngi am police na call IGP mu ne ko ma ne na demal ma fii xanaa loolu ne ko beneen option why do we have to wait for him pour mu dem ba si office bi mu doog ñoo liggéey loolu stall la rek comme suñu bu ñu waxee ne dem leen court why should we go to court na am ngeen lawyer why is it that Gambians si beneen ñaare na am nga lawyer na dem nga court mu war a suñ court baa ngi fees del because they don't even know the purpose of the court wala saaga so ñun man lu ma wax mooy dañ ko may 2 weeks respectfully wala saaga so 2 weeks yi ñëwee gisuñ dara dinaa ko binda nañ ko binda ñu nok ma ko ñu ngi xaar rek ñu joxa ko beneen week ngeen di konkon waaw bul wax dara dañ ko binda ñu joxa ko beneen week su li boy because we cannot sit back and watch foreign vehicles you dugg ak gay génn si dëkk bi suñu nit ñaa ngi toog di ngang it's not gonna work I am not that leader I am not that kind of leader bro and this time it will be in Combo area dafa on top of that suñ ko bindee letter tamit dañoo bindaat foreign vehicles si letter ne ñi ngay ñëwaat people need to eat man I have nothing against President Barrow's administration waaye dama bañ lu dal bala mu dal ko am saaga mu ñëw dugg si loo xam ne nii du yoonam because of dafa bëgg a protect koo xam ne nii xaritam la o mu ngi koo jey si media bi su defee loolu rek dafa def erreur su defee loolu rek niñ respond I'm not threatening respond could be okay nañ la yaa ñu cokaas de so ñu cokaas de dañoo gestu suma doonga laa man ma gestu te suma gestoo nag man tamit suma gisee ne yaa ngi amee loo xam ne da ngaa ñëw pour lool suma njaboot bi dama protect suma njaboot bi so in order to do things right here nañ bàyyi parparlu bi si institutions yi police yi nañ bàyyi parparlu fu ma dañoo taal dëkk bi I keep telling them dañoo taal si dëkk bi because bala we are not under bala I want that to be clear we are not under bala they have their own constitution and bylaws we have our own constitution and bylaws I am the president of Justice for All he is the president of General Transport Union so why should we be under bala since we started everybody kept saying demal da wax nga General Transport Union government first time loolu la wax na dem leen ngeen gisee what we don't have time for that ñun we are working if they want to come join us let them come join us so we're giving him 2 weeks while you focus on other things because we are working right now and we're going to do that but then ko jot tuuti nga xam ne nag kilifa tamit su ko joxee cëram daf la war a joxe cëram war a toog ba time bu ko ne mi daf la respond because we don't have time for that yow moom sa wax na ko boobu tamit ñu ko mislead waaw government rek a mën a stop ñii because ñoom dañ dugal seen bopp soo ne government rek a mën a stop ñii because yaa ngi wax nit ñi yow yaa bañ a fiit sa njaboot bi because yeneen dëkk yi yeneen government yi ñu ngi dooleel seen nit ñi ñu ngi dooleel seen general transport lifin bi naka ministry bi or whatever ak taxi driver yi ñun suñ duggee sax according to our investigation suñ duggee sax lu dee xew mooy ñoom seen boppa ñooñu dee stop soo demee si autorité ñi la demal si gars yi nga liggéey ko gars yi so how come Gambia mënuñoo def loolu because ñi wax ne dafa create lan dafa yaaxa relationship na yaaxa we can work when you act like ñun rek a soxla gars yi xanaa ñun soxla nga countries yi ñaata millions la gars yi di make Gambia bi so na leen wante dëgg bi boy we need to stop doing this President Barrow na understand ne ñaari family la am léegi su bëggee parparu rek ak su bàyyi xelam gars yi nañ ko mislead and it will lead him to his downfall because I'm telling you driver yi gis nga driver yi si diggante bi naka la gars yi mere naka la gars yi mere bara ba gars yi ñëw di juusi si ñun President Barrow su ma loolu moo ko dal because nu ma doxalee nii di déglu advisors yoo xam ne nii xamuñ lu waabe wala ñu xam lu waam ñu ngi tayteelu ñu ko mislead di ko make di sound like ne ñun dañ ñëw pour daan après ñu soo xoolee ñun suñ xeeb bi yëpp da nga dégg anywhere ñu ne NPP anywhere ñu ne government corruption da nga dégg anywhere ñu ne Adama Barrow nguuram dafa corrupt moo la war a ñun amul ñoo yow affaire so bul ñu andi bul commencé loo xam ne nii yow bokkuloo si bul ñëw si xeeb boo xam ne bokkuloo si soo ñu mënta oo ñu ñaar nga wax ñu naka la ñoo liggéeyee
nekkul ne wax ñu naka la yoo liggéey sax nga laaj ñu naka lañ mën a liggéey pour jàmm am si dëkk bi because doo ñu dicté nga laaj ñu luñ bugga ñu wax ne ñun li leen bugga nga xool yow sax nguur lan la mën a contribute ci lii nga bokk si instead of nga parlu bàyyi ñu free mënu laa lu am pour wax na ñu bàyyi ñu free booy su ñu mënta oo ñu ñaar ñu toog ñu wax ñu xool naka la ñoo toppatooyee transport Gambia bi nga xam ne ñëppaay lekka bajkaas yeeg moto bicycle yi ñoo park illegally di charge ay 10,000 yeeg yooyu dafa stop yooyu yëpp ñoo ñëppaay ñëw eventually moto bicycle yi because URR fale xam nga moto bicycle yi naka lañ di fii seen hôtel bro dañ laa park yi la 5,000 moto bicycle booy can you imagine 5,000 10,000 because ob bi foofu nit ñi xamuñ police seen liggéey nga ñaata moto bicycle lañ dee park si police foofu noonu bro it's really sad sa moromi Gambian koo xam ne ni mi ngi daan dooleem li moo tax nit ñi dee mer ñoo commit crime yoo xam ne ni doo dee xam sa mic bi dem na man la dégg tuuti waaye leeru ba léegi ñëw na wala ñëwagul ñëw na muy nga xaw a lootu man laa dégg waaye nga xaw a lootu mooy yëgalata waaw ñu la dégg waaw ok that's good waaw moo tax ma ngi wax ne yaa ngi doon emphasize ci yenn doxalin yi rek ma ngi doon wax ne so it's important pour ñu doxal yoon lépp lu ñoo def ñu fexe daal mu tegu ci loi so that kenn du soona I think loolu moo about justice and te loolu moo tax foog naa ne justice for all nekk so maybe balaa ma ñëw laajte la ci union bi about other sectors finally dama la laajte about this related development about li xew ci operation bi and da nga mus a wax ne lu mel ni nooteel ak xëj na pour ñëw bugg a leen intimidate mooy tiital leen ak yu mel noonu doo leen mus a nangu yu benn threat from anybody jëmee ko si seen members yi wala ci union bi so te dafa mel ni loolu ngeen wone daal si seen taxawaay ak ci doxalin bi surtout bu opération bi tàmbalee ak gis nañ yenn résistance yu amoon here and there dafa mel ni da ngeen dëggal seen boppa ne doo leen nangu kenn moo noot leen wala di leen tiital wala di leen jijëma teg li nga xamante ne lu méngoowut ak loi so léegi nag lan moo nekk seen next steps yi ngeen bëgg a jël wala ay plans gannaaw bi nga xamante ne gis nañ lu mel ni xëj na lu mel ni dañ leen bëgg a saboté wala dañ leen bëgg a push back especially lu xew Basse so with all that donte ne taxaw ngeen wane seen bopp but ndax am nga yeneen li nga xamante ne danga ko xalaat wala li ngeen bëgg a def pour moving forward lan mooy seen ay taxawaay pour gis ne loolu tamit da ngeen ko gën a da ngeen ci gën a taxaw bu baax a baax waaw mooy li nga wax nii rek notel bi dafa am de pare not only that because like I said waxoon naa président Omar Cissé ne soo bàyyi li nga def we will take over we will bring our own people si garage bu nekk am fa suñu office because we are registered garage yu kenn moomu ko dañoo dem si place yoo xam ne war nañu faa dem dañu am fa office nga nekk sa side ñu nekk sa side ko bëgg a ñëw jënd si manifeste si ñun ak out ticket si ñun mu ñëw si ñun sa bos dafa legal suñu bos dafa legal loolu la ñoo def xam nga before moom mënoon naa jël yëpp waaye ñu ne xaw ma soo naka la olof waxee sax soo bëggee jël yëpp da ngaa ñàkk a yëpp waaw soo bëggee jël fef ak fefet waaw exactly loolu moo ko daal and not only that yeah we're gonna have our own system the same system manifest system and dama bëgg ma xamal ne gis nga truck driver yu foog na yu la yaakaar sa nga yu la gën a focus on comme Banjul yu mag yi nii suma waa ji na bàyyi xelam bu baax ñooñu ñoo ko gën a mer ñooñu njee wax rek bro bala xamul li xew lu mu def booy mën nga laal ak suma njaboot you have a problem so moving forward that's what we're gonna do we're gonna have our own system après ñu create our goal mooy ne ñu create transportation system boo xam ne ni bajkaay dañoo am moto bicycle si dafa am fu ñoo am because man I'm always doing research am na ñoo xam ne ñu si kilifa yoo xam ne ñu si transportation system bi ñoo xam ne yàgg nañ si ñu ngi wax ak gars yi am na ku am xam-xam si affaire yi bu mu joxee système boo xam ne ni mi ne ma ne soo leen paree loolu naa def mooy try leen ngeen am système boo xam ne nii comme route bii nii laissé bajkaay fii rek nga ñoo daw ana sa moto bicycle fii rek la ñoo daw
taxi da nga daw fi ñu wàcc si garage bi wàcc loolu dafa gën a dog paas yi sax dafa wàññi paas yi because soo amee garage boo xam ne nga ne ok moto Serekunda da nga Banjul da nga daw ba Serekunda ba Brikama wala nga am Serekunda ba Basse xam nga loolu yaa ngi fay benn paas loolu nga di wàcc di jóg and for safety reason tamit di nga mën a control security bi ana sa mi ne ma ne soo defee loolu da nga gis ne après koo xam ne nii la si sa permit bi or ID bi comme I think Senegal is doing that da nga comme route bi la see nga ne ok route Serekunda dañoo number route yëpp so yow soo ñu wane ne que number 1 nga dem number 2 dañ laa alamaan ana sa dañ laa fine police dañ see bokka dañ laa fine ci loolu après not only that tamit su nekkee ne comme Sénégal day doing it because Sénégal ñoom dañu raw sax because lu gars yi def mooy comme lese yow man su nekkee ne maa ngi daw route bi nii man ma ñëw paan yow suma passengers yi mun nga ma ko yóbbul without nga jël paas yi waaye man tamit suma paree du ma mun a ebaat foog nga demaat toppaat line bi ndax ñeneen mun a am su ko defee yaa kiw bi soo bëggee def ko njuuj jaaj rek da nga gis ne dañ la dee alamaan you have to bring system boo xam ne ni you gonna hold people accountable mooy Gambia bi xoolal transportation system bi no structured system driver yi feneen seen xaalis how many years ngay lekka rek di tukki di ñëw yow bala ngaa tukki di param doo toog defar sa dëkk bala ngaa dem si kër jàmbur di doo xool nekk sa kër so ñun dañ plan lu bari yeneen nag duñ ko wax because of the fact ne gars yi moom soo waxee rek gars yi njëkkalantu dew te gars yi lu ma jaaxal moom duñ koy def mu correct so xaar ñu téye yeneen yi ba àgga foofu noonu gars yi def ñu gis waaye for now lu ma mën a wax mooy dañoo create suñu own manifeste because when I meant what I said man duma la dee threaten wala promise this is what we're gonna do and we're gonna do it so ñu laale this is what we're gonna do so defee lii this is what we're gonna do so da nga gis ne dama bëgg loolu mu dugal seen bopp bi ne so ñu wala ñun soo bëggee ñu déglu la président Barrow bu ñu ooyee after bu ñu commencé dañoo respect change suñu attitude moo laa won ne ñun we are open for dialogue waaye doo ñu forcer pour dialogue doo ñu forcer si table pour ñu daal loolu du am duñ nekk ñu ne bind nañ Amadou printing dafa seer soo ñu lee suñ time ku ñu lee type su typee loolu yaa ngi living sa brain bi loolu dafa bari lu tax ñu wala printalaat ñaata yoon pour nga uyu ñu we are not gonna operate like that suñ la bindee su mu ne am nga ne mu am su mënta am wax ñu amut so why should you act like ne yow yaa moom suñ luwaa bi yaa moom suñ dëkkan te yow mun fa teg nit moo la fa teg te ku la fa teg gannaaw yàlla nit ñoo ko fa teg so this is what we're gonna be doing inshallah bro. All right. Thank you very much ci leeral bi amante na solo once again and li des ci time bi daanaka bëreetul so dama bëgg just quickly xam naa ne te focus nañ ci operation from Basse and ci lu xew yëpp ron nga down everything moving forward xam naa ne then xam naa da nga ñëw ci perspective si what is the next plan moving forward but I just want to ask what if there is any other plan for other sectors as well as far as the union Justice for All Union is concerned because now from nekani the focus is only for the drivers or in the transport sector wala other sectors are also considered let's say the workers or the teachers or the farmers or whatever or the land so because land bill started but eventually right now driver technically over certainly so what is the plan for other areas as well or other sectors well even women sector women affairs sector exactly, we're working on it because right now there's a case that we're working on I'm a sectors benn la te ñun waaye drivers yi it's like everyday thing te drivers yi suñ ñëwee nañ mën a dimbale yeneen si secteur because drivers yi suñ taxawee strong nañ mën a dimbale yeneen secteur bi because yeneen secteur yi tamit ñu ngi dimbale gars yi si opération si nii ana saa so laan yi tamit the same thing so waaye ñun fu ñu àgga mooy ne you have to register te soo register sa problème foofu laay commencé doo register because of nga ñoo jox problème yoo xam ne ni is 10 years ago we can see what we can do about it waaye balaa moo gën a neex nga am fresh look at the case what's going on because foofu la sa membership start ana saa
Because to be fair, we have to be fair to each other. How many insurance? I'm also in insurance. You also policy with me. Come as a baseball sign up. Don't want to accident thing among 10 years ago or 2 years ago. You didn't go to by force. It's a courtesy. We can see what we can do and say pun jura sa why finger sign fofu like commence. Understand? So in sector see we're working on it. Like come right now, baby, hanga baby, ñom tamit dañu am same time because ñe bébé be pare government ga jaay dof am nga bobu dañu switch focus on them because ñom ñu ngi soxla wow so xolé affaire bi non la driver ñu am problem every day waaye taxul ne ñoom dañu focus because right now like I said women affairs ñu am pièce boo xam ne ni mooy ku jëkkëram génne woon bagage yi jabaram sànni ko si biti because of mi ngi am ne ñaara mi ngi am ne jabar problème même accuse jabaram ñaa xam ne dafa bëgg a rey seet bi loolu su amee nu ma doxalee la parce que li that's a great example gis nga exemple boobu noonu li nga doxalee sooy porte-parole soo nekkee njiit nga porte-parole nii rek sa kër sa doo ko mos a am correct doo ko mos a am lu correct te ba suñu disturb nit ñi ne waaw kii waaw dafa def lii dafa def la fekk yow mi sax ba yow lead bi yow yaa create environment boobu noonu so we are focusing on every sector directors yi ñoom ñoo ngi seen problème ñu focus on it nga moo tax ñu am directors moo tax ñun we are very serious about director boo xam ne nekk na def sa liggéey because yow director yaa war a dem liggéey di sa boppa man as the president I'm just here to guide ma regulate affaire yi basically man maay capitaine bi di xool ok nañ defee ne la waaye yow directeur bi yaa war a def sa liggéey si background bi ñeen ñi su nekkee ne de something loo xam ne nii ñëw nga pour war ko andi si executive level bi nga andi ko ñu seet naka lañ koo defee waaye doo ñëw tamit di toog foofu noonu nga may dem liggéey sa nit ñi moo tax foog naa yow soo ko xoolee di fu buñ commencé daaxan nañ about ñetti directors I think 3 so we are not playing monkey walk babuñ chop du am na leer te man nag dama nekk njiit boo xam ne nii bañu ma nga sikama because njiit soo nekkee njiit boo xam ne da nga ragal ñu sikala wala da nga ragal ñu liggéey la wala da nga ragal ñu taam la dara then you're gonna fail moo tax njiit yëpp si Gambie bi fail wala président Barrow with all due respect to him because mu ngi bañ ne ko moom comme Yaya Jammeh la mu ngi bañ a taxaw si kaw ñi xoolal IGP the same thing mu ngi bañ a hold guy accountable ñu nekk système bi because dañ bañ ñu ne ko ne lii ak dafa bañ ñu liggéey ko or things like that then you are not a leader you're a follower you have to be mentally independent as long as yow li nga def yàlla ne yaa ngi ko teg si yoon looy ragal xoolal ñun for exemple yow buñ commencé lu nekk dégg nañ ko nit ñi ñëw nañ wax lu nekk nga gis ku ñëw because da nga war understand ne soo bootee njaboot ku nekk dafa andi xelam ku nekk dafa andi xelaatam so waaye suñu ku ne nii nga ne nii ku ne nii nga ne nii yow kon yow doo jiit yow yaa xool xelaat yooyu noonu ok lan moo gënal union bi lan moo gënal administration bi lan moo gënal département bi yu nga tax si loolu so this is what we're gonna be doing all sectors we are focusing on them waaye directors ñu ngi def seen liggéey si ron lu mel ni women like I said women affairs ñu ngi xeex benn xeex right now suñu gisee ne mënuñ ko take care of at their level then I'll get involved. All right. Because ma bëggoon la ci sax when issues also came up in other sectors taxawaay bu union bi am ci transport bi nu façon union boobu tamit naka taxawaay boobu lay am tamit ci any other sector naa loolu tamit pour gars yi understand ko it's not only for the dress but su issue amee for the lands for the teachers for whoever or whatever sector union bi the same taxawaay lay am everybody nañ gis wala dégg union bi ci taxawaay foofu naa loolu dafa am solo bu baax a baax so on a final note lan ngay also the general membership and of course lan moo nekk the next plans for the union especially right now ina ngi mayagum president bi time pour mu mun a react on this operation and I know you are might be ina ngi bàyyi xel xëj na the feedback and all that so lan ngay wax ñuy déglu Gambian si and of course the membership as well as far as union is concerned and some of the upcoming operations and activities as well. Well, right now lu ñu nekk di def nii moo nekk ñu nekk di not ci nit ñi comme just recently ñaari chef de garage ñu wax gaay duñ jox gaay mandat because of the fact na ñu ngi sol mbubi justice for all ñu ngi gaa seen tega justice for all loolu ñu ko xee te already ñu ngi announce ne moving forward every
justice for all member bu fayati mandat yow naka rek laa joxe dépasse nga ne yow doo ma yëkkal foo jógee te yow ñoom ñoo laa dundal ñi nga àndoon ñoo laa nga li laa bëgg a understand ga li la mënut a understand si Gambien si yow ku laa dundal nga ne yow nga ne ko ngay not ba make sense so wan nañ gaay ne bu gaay joxaat ni mandat après ñi ngi toog ay affaires yoo nga xam ne su ñëwee tamit di same lu ñoo toogoon noonu dañ koo jëmale si dat notel tamit ñun wax nañ ko gaay suñu sonn duñu sona d'après li ñoo def mooy ñu ngi focus on garage yi bathrooms yi because ñu ngi focus on what they are complaining about am na ñu ne garage yi amuñ bathroom yu correct su customer si ñëwee sax wana yu correct sax amuñ ko nit ñi amuñ fu ñoo toog so ñi ngi amee ñu already have a plan garage plan boo xam ne loolu yëpp na fa nekk waaye land bi su ko confirmé especially bu nekk fii Basse su ko confirmé then gars yi dañ contribute because we're not gonna even sax soo nekkee investor sax you have to be a member before you invest si union bi we're not gonna accept any money boo xam ne ni funds boo xam ne si biti la yow nekkuloo member you have to be a member su ko defee ega si bit ñu tegal ay sat doo ñëw nga ñëw waxi picca oo nga nag ñoo dog ana saaga another thing tamit land your private land yi nii fale Mamouda there is a 75 by 100 buñ bugga develop ana saaga boobu suma système moo ko moom sax so 75 by 100 boobu noonu dama ko jël si moom then ñu bil fa because the system we want to create mooy ne système boo xam ne ni dafa jógee from point comme ñu ok Mamouda transit station dangaa jógee ida Banjul ba Serekunda then wala Banjul ba Mamouda wala Serekunda ba Mamouda then comme ñu bëri ñu jógee Serekunda bu dem Brikama ak yooyu noonu nga jógee Mamouda ida dem straight to Basse or straight to Brikama ansa loolu yëpp mu si because driver yi dañ lekka ñeneen nañ lekka so da nga gis ne soo àggee Brikama si garage bi soo bëggee dugg si biir dëkk bi nga am bajkaas yi ak rider yi ansa am na rider yu di def delivery system bi tamit ñu regulate gars yi su dee da nga bëgg a focus on delivery only da nga am permit si loolu su ko defee su la police pull over mu gis ne ok yow li nga dox loolu su ko defee because we want to make sure ne ñu divide ko into pieces boo xam ne ñëppay lekka this is what we want to do waaye duñ toog di xaar rek government la ñoo xaar because waaye su du wait for government mu jox ñu laan ñaata at government la ñoo xaar mu jox ñu laan yaa ngi am xaalis union maa ngi dugal xaalis créatal nga jëm jënd sa laan nga bil sa garage why is it that Gambian bi dafa da nga gis leader bu nekk follower soo demee sa waajur yi ñu bañ laa defar da ngaa toogoo di jooy defal xosli nga def lu gaay def nga am li nga am soo amul sax di nga mën a suutoo sa bopp waaye soo fa toogee di wane suma yaay laay xaar suma baay laay xaar nii la ko defee soo nii laa ko defee boo tax ñu bari ñu ngi feel so this is what we gonna do am naa time bi jeex na waaye lu ma wax rek mooy ne da leen focus man especially when it comes to the transport sector man nekkuma transport at the end of the day su li baaxee kan la baaxal ñoom la baaxal and not only that tamit soo ko xoolee kilifa yi am na kilifa yi nekk si groupe bi ñu ngi jooy ñu ne ñoom ñaata at ñu si driving bi mënuñoo jël ak saako semaine sax mënuñu am kër mënuñu am moto bro so yow yéen ndaw yi ñu leen andi opportunité boo xam ne nii da ngeen naan liggéey ngeen hustle ngeen toppatoo seen bopp ngeen créer di own opportunité ngeen naan caaxaan fii di wecc di dugal laamiñ di génnee bopp at the end of the day man like I said maanaam hustling so lii pour yéen la so loolu la advice gars yi rek nañ jóg ñu liggéey ñu bàyyi wacca bi man lii la am pour advice gars yi daal. All right, thank you very much Mustapha si jàngat bi and everything leer na and I think ne moving forward there's a lot at stake and there's a lot that the union bu bëgg a def and through your visionary leadership I hope everything would come to fruition inshallah with the support of everybody. ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ñu jox gars yi rendez-vous next week inshallah ñu dajewaat fii continuer di waxtaan and of course next week hopefully we will touch on other issues as well related to security in the country because again the issue of last week on Friday we were discussing about Thursday the issue of armed robbery mu start na again ci réew mi so and the police this time even soldiers were involved so we'll discuss that next week inshallah and other issues hopefully inshallah because Gambia sometimes is very eventful so you cannot tell maybe next week some issues might come up but thank you once again for your time we hope everything will be
we'll be okay, and you know, jaajëfal and everybody who was here. Ma baala rek nga tàggatoo ba next week inshallah. Thank you so very much. jërëjëf Mr. Kanté jërëjëf ñu ne jël seen time ñoo di déglu tamit you know Mr. Tunkara moo wax ne Gambia moom every day is a problem. wax na dëgg boy so waaye di jaajëfal gaay rek next week inshallah tomorrow tamit